depuis l'indépendance benn groupe rek moo ñuy jiite groupe boobu dañ leen di tuddee association de malfaiteurs waaw lu ñu fi nekkee mooy ñëpp xam nañ ko kenn du leen ko wax waaw la répétition est pédagogique duñ tàyyi mukk di ko répéter groupe boobu ñooy groupe bi nga xam ne ñoo fi nekk ba léegi ñoom ñooy falu jël l'argent du contribuable di ko séddoo ak seen njaboot di ko séddoo ak seen ay xarit ñu ànd ak ñoom seen ay partisans ku àndut ak ñoom ñu jàpp la tëj la kaso loolu rek lañ fi nekkee depuis nag notre accession à la souveraineté internationale te loolu yàgg na c'était en 1960 te loolu ça fait 59 ans en avril lay am 59 ans le 4 avril incha allah te ba léegi indépendance boobu ñuy wax amagul ba léegi waaw on est toujours colonisé ci néocolonialisme lañ nekk te loolu ñëpp xam nañ ko donc ñun kon depuis bi ñu joxee suñu soi-disant indépendance boobu ba léegi ñëpp xam nañ ne demuñ fenn 59 ans nag te 59 ans réew yu bëri développé nañ ci nag ñoom 30 ans sax réew yu bëri développé nañ ci donc kon ñun war nañ am taxaw seetlu xoolaat suñu bopp taxaw seetlu boobu nag mooy occasion bi ni ñu am muy suba incha allah carte d'identité carte électeur kooku mooy jaasi jooju moom la ñuy rendee ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy lor depuis 1960 ñoom ñoo nekk suñu jàngoro depuis 1960 ñoom ñooy canceru Sénégal ñooy insuffisance rénale u Sénégal ñooy diabètu Sénégal ñoo teree dem Sénégal te ñooñ ay doomi Sénégal lañ mooy ñi nga xam ne bëgguñ Sénégal te chaque jour ñu ngi xëccoo pour ñu jox leen réew mi suñu leen joxee réew mi bu ñu yéegee duñ defal Sénégalais yi dara seen bopp rek la ñuy defal seen doom seen jabar seen mbokk seen ay partisans wax naa ko léegi loolu rek moo fi am l'argent du contribuable mooy sama xaalis sa xaalis suñu xaalis seen xaalis moom la ñuy jël ñoom seen biir benn groupe boo xam ne matuñ sax 1000 personnes di ko séddoo ñoom seen biir waaw séddoo rek te séddoo boobu noonu moo tax bi Sonko ñëwee wax ne dafa bëgg a changer complètement le système ñu bëri dañoo jëfuru waaw génn di wax di attaquer di xas di saaga te loolu yëpp lu ko waral mooy kii dafa ñëw ne leen système bi fi amoon depuis 1960 système mu séddoo bi système mu tong-tong bi jël nguur gi di séddoo jël xaalisu réew mi di ko séddoo seen biir fàtte ñi nga xam ne ñoom ñoo moom xaalis bi kooku moo ñëw ne leen loolu day dakk justice bi nga xamante ni da ngeen di ñëw teg ci seen loxo di ko utiliser di ger ay juge pour ñu leen di faral di leen tëjal seen ay adversaire politique loolu dafay jeex ak yeneen népotisme yooyu yëpp day jeex léegi nag loolu moo tiital ñu bëri ba tax ñu jóg di saaga di xaste parce que ñoom ñu ci ëpp dañoo bëgg système boobu continuer mooy système bi nga xam ne sa kër ngay toog ñu lay indil ay enveloppe ne le président moo la ko jox wala nga neex làmmeñ ñu ne communicateur traditionnel nga wala yow yaay woykat bii wala yaay mbër bii xam nga yow daal yow yaay ki nga xam ne da ngaa influent yow la ñuy jël jox la enveloppe wala ñu jox la mallette nga def nii noppi te mallette boobu ñu lay jox xaalis boobu safara la fii butunuhum naaran ci seen biir yi safara moo fa nekk ku ko lekk safara nga lekk parce que lekk nga xaalisu xale bi nga xam ne mu ngi jàngi école di am problème mu jënd kaye lekk nga xaalisu xale bi nga xamante ni bu feebaree pour mu faju problème la lekk nga xaalisu baykat bi nga xamante ni dafay bay gerteem te du ko mën a jaay lekk nga xaalisu sénégalais bi nga xamante ni dafay amee insuffisance rénale te bala moo jot ci machine dialyse bi dee ci diggante bi parce que rang bu gudd la liste lay nekk am na ñoo xam ne bala ñoo egsi dañuy dee ci diggante bi lekk nga xaalisu ki nga xamante ni dafa am début cancer te amul machine radiothérapie bu jaar yoon bu muy demee ñu koy traiter cancer am boobu noonu pour mën ko éradiquer
lekk nga xaalisu taalibe bi nga xam ne moo nekk ci mbedd mi nekk sénégalais sol yëre yi xotteeku yëre yu tilim di fanaan ci suufu pont yi sedd bi di ko rey wala léeg-léeg oto yi fekk leen fa saaraan mbëkk leen lekk nga xaalisu jigéen ji nga xamante ni moom mooy xëy jël paanu jën dem géej jënd ko indi ko marché di ko jaayaat fajar te du lu mu ciy am du bëri waaye tamit lekk nga xaalisu ki nga xamante ni moom mooy ñaq toujours ci embouteillage bi nekk fa di jaay ay ndaamaraas di jaay ay takku gerte nga xamante ni pour mu am ci bénéfice 2000 francs sax c'est tout un problème ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon Sénégal yeewu leen su ngeen bëggee tàqalikook système mu 1960 bi suba xëy leen suba teel sangu ba set sañse lu rafet laal seen parfum dem def seen devoir civique seen devoir citoyen mooy ngeen dem voter waaw ku nekk nag na nga xool ku la neex nga voter ko waaye nag maa ngi fàttali ne am na benn système bu fi nekkoon te moom la ñuy dund ba léegi boobu war nañoo tàqalikoo ak moom changeons complètement le système il est temps de changer complètement le système on en a besoin parce que sonn nañ de sonn nañ te gis nga régime bi nii passé seen 7 ans yi lu nekk daj ngeen ko ci lu métti daj ngeen ci lu nekk lu métti am na ay ñoo xamante ni ay transhumants lañ ba léegi déggoo leen ñu wax li tax ñu dem ànd ak kilifa gi njiitu réew mi ñëpp xam nañ ko mooy dafa am lu ñu jëloon muy xaalisu réew mi ñu sàcc ko luubal ko bëgg dem protéger seen bopp dem làqatu ji waaye gisoo leen benn yoon ñu liggéeyal président bi ci campagne bi ban transhumant ngeen gis mu liggéey ci campagne bi fës di wax ci rajo yi wala muy wax ci télé yi parce que amuñ lu ñu wax donc kon ñooñu Sénégal intéressé wu leen li leen intéressé mooy lii nii te lii sénégalais yi ñoo ko moom donc nañ bañ waaw léegi nag nañ ñu wax ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy jàppal tànk ki fi nekkoon président pour falaat ko kan moo ci wax pour intérêt Sénégal ci ñooñ ñëpp groupe boobu yëpp bande boobu yëpp ñi nga xam ne ñoo koy jàppal tànk heure bu ñu taxawee wax ñu lan ndax intérêt Sénégal moo tax ñoom ñuy jàppal kooku tànk rek ñun dinañ déglu te duñ ay dof ay nit lañ waaw ñoom ñëpp seen intérêt personnel la ñuy préserver seen poche la ñuy préserver xaalis bu ñu luubal moom la ñuy préserver waaye kenn bëggu ci Sénégal waaw ki bëgg Sénégal mooy ki nga xamante ni dafay ànd ak askan wi féete ak moom waaw li askan wi di dund mu nekk loo xamante ni lu métti la moom mu métti ko mu koy yëg moom ci xolam waaw li askan wi yëpp bokk askan wi lu ñu bokk yëpp ñu jël ko di ko séddoo loolu dafa ñaaw waaw c'est vilain donc daal loolu lañ doon fàttali tey pour ñi nga xamante ni suba dañoo wax ne ñoom duñ voté ji parce que politiciens yëpp a yem ñëpp yemuñ waaw ñëpp yemuñ su ñëpp yemoon am na ñoo xam ne dinañ gedd seen cër waaw donc citoyen bu am kartam dafa war a xëy dem voté ji su ko defee buñ tànnee njiitu réew moom mu bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko tànn te loolu c'est très important man bëgg naa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tànn président de la république bi te su ma tànnee mu nekk tànneef boo xamante ni tànneef bu baax la un bon choix loolu dafa neex loolu waaw tànn benn njiit boo xamante ni day ñëw li ñëpp bokk mu séddale ko ñëpp loolu c'est très important waaw kon daal suba occasion la yéen ñëpp ngeen dem jëli seen carte voter te sanctionner système bi nga xamante ni mooy jàngoro Sénégal bi te yàgg fi lool te amuluñ ñu benn njëriñ waaw te loolu ñëpp xam nañ ko amul kenn koo xamante ni umpale nga ko il est temps li ñëpp bokk ñëpp jot ci séddoo ko même pied d'égalité Sénégal ñëpp tolloo waaw
ñëpp tolloo nekk benn te loolu dafa jot pour mu am waaw kon daal bu kenn découragé ñi nga xamante ni seen ay carte dañ kaa jël defal leen ci comme par exemple ñu dëkk Dakar ñu defal leen ci ne leen Kaolack lañ war a wote jee wala Ziguinchor lañ war a wote jee buñ tayal dañ koy def juste pour décourager leen tayal loo leen pour ngeen bañ a dem vote ji waaw ñi nga xamante ni tamit defal nañ leen ay ne peut pas voter ñoom gis nañ ne ñoom dem nañ ci liste bi bindu ba pare ñu defal leen ne peut pas voter te seen tur boo demee ci fichier ba da nga ko fa fekk boo demee ci liste ba da nga ko fa fekk donc loolu dañoo pare pour jéem a def ay njuuj njaaj waaye nag defe naa ne du yomb parce que sénégalais yi déterminé nañ taxaw nañ pour yooyu bañ a am il est temps dafa jot nit ñi dañoo sonn gis ngeen waa ji campagne bi lu mu ci dépensé ci xaalis ku ko xool xam ne ay milliards la te loolu dafa ñaaw dans un pays pauvre comme Sénégal dans un pays boo xamante ni nit ñi dañuy soxla ndox duñ ko am na xale yoo xamante ni dañuy dox plus de 15 kilomètres pour mën a jàng ji ñoo xam ne ay villageois lañ seen village yi du am école mais loolu dafa métti trop campagne bi boo gisee président sortant bi lu mu ci frais ci xaalis gis ngeen ci internet bi yéen a ngi gis xale yi jigéen yu bëri ak ay xale yu góor yu bëri ñuy wax ne ñoom dañ leen di jox t-shirt jox leen 2000 francs pour ñu dem ci meeting yi pour mën ko feesal defe naa ne président boo xamante ni def nga li la war liggéey bu am solo 3 meetings rek nga organiser ko baax na wala 4 meetings def ci région du centre bi dem ci est bi dem ci sud bi dem ci nord bi fu nekk nga def fa benn meeting lu ci des nga àggalee ko ak benn émission 2 heures de temps dans une télévision de la place pour convaincre sénégalais yi wax leen ni leen yéen a ma faloon liggéey naa lii bëgg naa 2e mandat loolu rek doy na ci waaye jarul wër Sénégal ak xaalis bu bëri buñ ciy def ak nit ñuy jéem a jënd pour def ay achat de conscience loolu képp ku koy def rek mooy wóoluwoo sa bopp te wóoluwoo sa bilan kon président sortant bi wóoluwut boppam wóoluwut bilan yam parce que bu wóolu woon bilan yam lim daj ñi yëpp ci élection yi du ko daj pexe bu nekk def na ko pour élection yi bañ a jaar yoon def na fi parrainage jaay nit ñi doole jàllale ko code électoral bi mu def ci lu ko neex xam nga indi fi constitution bu bees boo xam ne pour boppam la jël ay adversaires politiques tëj leen te loolu c'est injustice boobu nag ñun ñoo ko mën a xeexal suñu bopp parce que ñun ñoo am doole ji ñun ñooy peuple bi ñun dañ leen war a wan ne doole ji ñun ñoo ko yore il est temps ñu wan leen nag ñu ñoo yore doole ji ñoom amuñ doole parce que dañ instant bii nii fu nekk ñu ngi fay dem di jaay oyof di jaay affaire yi modeste te yooyu nekkul ci ñoom boo xasee ba fal leen rek pour nga gisati leen problème la te loolu yàgg nañu dal ñun yàgg nañu dal kon nañ xoolaat suñu bopp ñun li ñu moom ñu téyel ko suñu bopp xool kan lañ koy dénk Sénégal nag kii mooy 4e président yam donc ci tànn lañ nekk xamuñ kan moo baax fu mu nekk nii waaye nit ki lu mu ñuy wan rek ñun loolu la ñuy mën a gis te am na ñoo xam ne ñamaguñ leen essayé guñ leen te am nañ yaakaar ci ñoom nañ xool ci ñooñ ñu dénk leen di làmbatu ba ñuy amee ku baax parce que Sénégal buñ jël ñëpp mettre leen dans un même sac am na ñoo xamante ni ñu baax lañ te ña nga fa am na ñu baax ñu nekk Sénégal man personnellement man mënuma supporter un président boo xamante ni yow masoo am société masoo def commerce masoo liggéey boo xamante ni daf lay may pour nga nekk milliardaire sa ay parents nekkuñu woon milliardaire nga hérité ko ci ñoom nga ñëw devenir multimilliardaire sa gars yi nekk ay milliardaire ñu leen di épingler ci ay rapport nga leen di protéger di jàpp ay opposants di leen tëj loolu dafa ñaaw ci Sénégal te Sénégal ñëpp a war a tolloo ñëpp a war a nekk benn kon daal gars yi suba bu ñu xeex bu ñu xuloo bu ñu xiiroo bu ñu ŋaayoo bu kenn tayal naan damay bañ a voter ji parce que politiciens ils sont pareils loolu man duma ci d'accord
bu ñëpp yemoon dina am ñoo xam dinañ gedd seen cër. nit su fekkee da ngaa fal nit mu tooñ la dund loolu ay injustice pouvoir bi nga ko jël jox ko mu ëlbati ko pouvoir boobu noonu jël ko di la ci xeex yow da ngaa war a jóg jàmmaarloog moom te jàmmaarloo boobu dafa war a nekk jàmmaarloo bu pacifique. jàmmaarloo bu pacifique mooy nga jóg jël sa carte dem nga sanctionné ko ndax bu ëllëgee ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo koy remplacer mooy successeur am yi dinañ xam ne kat suñ prédécesseur bii liñ ko falee woon defu ko moo tax ñu sanctionné ko mu am benn mandat ñu jëlee ko fa. te nit tamit boo ko falee mu waraat la ay yoon war ngaa xam ne kooku nekkul nit ku baax. war nañ ñu waraat ñu warati ñu ki ñu fal ci mandat bi passé waxoon na 7 ans 7 ans lañ ko falee mais 5 ans lay def mu trahir ñu. waxoon na du fal rakam mu trahir ñu fal na rakam jël li Sénégalais yëpp bokk jox ko rakam pour mu explorer ko te loolu dafa ñaaw. bu nekkoon ci démocratie yu mag yi dañ koy destituer yóbbu ko prison wala yóbbu ko tribunal àtte ko parce que haute trahison la loolu. li mu ministre yi mu waxoon na da koy teg respecté wu ko jël alalu Sénégal di ci ger ay nit pour ñu ànd ak moom loolu dafa ñaaw. yéen a ngi gis fan yi yëpp am na ay photo yi daw ci internet bi ngeen di gis turu soxnaam ñu ne soxna si moo leen envoyé 20 000 francs wari. ngay gis ay xale yu jigéen yu bëri waxoon naa ko sànq ak ay xale yu góor yu bëri di wane ne ñoom dañ leen a fay 5000 jëlee leen Dakar yóbbu leen Thiès dugal leen ci ay car pour ñu dem feesal seen meeting yi. kon xam nga ne loolu xaalisu Sénégal lañ koy defee te loolu ñaaw na ba ci kanamu yàlla. léegi nag suba daal maa ngi lancé waat appel encore une fois duma ci tay jóg leen ngeen dem voté ji bu leen tayal dem leen voté ji massivement waaw. massivement surveiller bu baax a baax bureau de vote yi surveiller vote bi balaa ay sàcc ak ay njuuj njaaj ji ci am donte nag du yomb waaw xam naa ne fañ koy defee nag su fekkee nar nañ ko def pour nit ñi am fa accès moom du yomb waaw parce que ñoom niñ doon doxalee ñëpp xam nañ ko waaw doxaluñu comme ku bëgg a sàcc élection lañ doon def waaw parce que koo xamante ni yow pare woo pour sàcc élection buñ la waxee ne la kii nii d'accorduñ pour mu organiser élection yi muy Aly Ngouille Ndiaye teggi ko te nga xam ne yaag Sénégalais yi yéen a bokk moom Sénégal donte yow lañ fal yow yaay organiser élection yi li gënoon a rafet nga wan leen ne leen yéen a bokk ñoo bokk Sénégal ñoo bokk réew mi mooy nga ne comme que d'accordu leen ci te sama ay naw la ngeen dama koy teggi ñu teg keneen koo xam dafa neutre ñu wax la ko nga bañ kon kooku naroon njub jël code électoral bi ak quelques mois des élections nga changé ko cëxatee ko def ci lu la neex ñàkk respecté Sénégal yi def parrainage sans débat ak yeneen loolu nag ñun war nañ kaa xeex te niñ koy xeexee mooy suba ñu dem voté ji ñu jëlee leen fi teg fi ñi nga xamante ni am nañ ci ñoom yaakaar pour ñu doxal ñu suñu réew mi teg ko ci yoon teg ko ci rail de développement wala rail boo xamante ni rail bu émergent lay nekk. waaw kon nag appel boobu lañ amoon tey buñ doon lancé tey di fàttali rek waaw dañ doon fàttali rek quoi mais Sénégal fu mu nekk nii jaxase nañ ñëpp waaw jaxase nañ këru diine yi da ngay gis këru diine boo xamante ni ñii dañuy jaar fii ñii jaar fële di sànnante ay trac jaxase sénégalais yëpp dugg ci kër yi jaxase leen te loolu yëpp xaalis moo ko waral waaw te kon képp koo xamante ni nag loolu lay def nag kon kooku nekkul nit ku baax il est temps ñu sanctionné ko te loolu c'est très important kon nag ba suba incha allah ñu ñaan suba ci ngoon yàlla may ñu victoire ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réseaux sociaux yi di kaasal suñu réew te nu ñuy yàlla di mayee victoire mooy liñ doon xeex depuis des années mu dëñ fi te parce que bu dëñee rek ñun loolu suñu ndam la dañuy bokk ci ñi nga xamante ni participer nañ ci victoire boobu noonu te yàlla nañu ko yàlla defal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ba suba incha allah ñu dugg ci vote ci jàmm génn ci jàmm jërë ngeen jëf